sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy gërëm suñu ñaari waajur ñaanal sama waajur wi góor wi jiitu suñu borom xare ko ca àjjanay firdawsi sant sama yaay gërëm ko moom mi fi nekk yàlla yàggal ko fi lool te may ko wér sant sama borom kër bi ma yàlla booleel yàlla yàggal ko fi moom tamit kàttanal ko ñu ngi jiital ci nuyoo bi sama càmmeñ sama kóllëre suñu maire suñu ministre Alioune Sarr su ma waxee càmmeñ dañoo bokk yaay ñaar nag bu ñu bokkee yaay kon mag ak rakk lañ kon maa ngi koy nuyu ci cër boobu di ko sant di ko gërëm may teg ci nuyoo bi sama kilifa yi toog Baye Mbaye Diop ndijaay Modou Guèye ndijaay Abdou Thiaw ndijaay Assane Gueye ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu jigéen ñi umpaay mati waat di ñoom a ngi nii toog jigéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm teg ko ci loxol Khady Fall mi nga xam ni moo wax léegi ci seen tur nit nag bu waxee ci tur yi nit kon boo ko yóbbantee nuyoo teg ko ci loxoom dina ko eggale ñëpp kon kenn ku ci nekk ci fi nga toog maa ngi lay nuyu di la tatagal di la sant di la gërëm ndax toogaay bi yàgg na may nuyu ndaw ñi Abdourahmane yaa wax ci seen tur Mathiaw Diop nga ne taxaw mooy seen président wala seen coordonnateur bu ma tegee nuyoo bi ci seen loxo yéen ñaar rek nuyu naa jeunesse bi yépp bàyyiwuma kenn nuyu waa mouvement ànd bokk jëmuwaay Abdou Aziz dégg ngeen kàddu yi mu joyal léegi ñu koy sant bu baax di ko gërëm itam ba mu jàppee ba tey bàyyiwul waaye nit la koo xam ne mën naa ko seede fii ni cër bi mu jox Alioune Sarr mu doon ndijaayam li mu bokk ak Alioune Sarr bokk ko ak man ba tax na ñu meewu ñoo toog ñun di wax monsieur Alioune Sarr lenn loo xam ne waroo na ak luñ ko war a wax wërta wax yàlla sax dafa dogal ni amuñu kàddu yu ñaaw te rus nañ ko jomb nañ ko waaye Abdou Aziz mii teewaayam ci suñu biir tax na wax dëgg yàlla cër bu ñu ko joxoon dañ ko ko yokkal waaye duñ ko wàññi di nuyu Cheikh Mbodj bu baax moom it di ko sant di ko gërëm ndax it jàmbaar dëgg la am na ci ñoo xam ne buñ doon xool xaalis wala ñu xooli pos kon bàyyi nañ bu yàgg wala ñu def ni seeni moroom nag ndax fii ñu nekk liggéeyal askan wee fi ne alal amu fi ngor rek a fi ne coono rek a fi ne liggéeyal yàlla pour fayuk ëllëg moo fi ne kon ku fi nekk rek ngor la fi bàyyi jigéen ñi sant nañ leen bu baax jataay bii tey su yàlla dogalee ngeen ñëw wuy si te ñu ni woon na responsable yi ñëw kenn ku ci nekk am nga koo àndal ñoom cëb lee nga ne lee Daouda Thiandoum mu ngi jóge jungaan suba teel la ñëw defe naa laataa 9h di jot Daouda Thiandoum gaare na otoom ànd ki nitam cëb la jógee Sangane ànd ki nitam ñoom koddu ba ku nekk jógee fa nga jógee ak na mu soree ñëw fekke si waa peelaw yi Adama Diouf ñoom ñëpp ku nekk ñëw boo dee lim doo matal day am koo xam danaan man de limuma te fekk na amaana bu sañoon sax yow lay njëkk a tudd moo tax da ngeen may jéggal lim bi waaye ku ci nekk na yëg ni yëg naa li ngeen def ci man yëg naa ni ngeen ma tëyee yëg naa ni ngeen ma jàppee monsieur le ministre may nuyu ñi nga àndal itam madame Seye mënuma koo ñàkk a nuyu Rama macha allah nit ku baax nit ku gore nit ku bëgg suñu ànd ñu ñaar defe naa li ci Rama dox ba juuyoo amee juuyoo sax amul wax a am réeroo am waaye liggéey na ci liggéey bu am solo Rama mënumaa ñàkk a wax loolu kon du ma gore ndax nit dangay gore rek wala nga goree di seesee ñu ngi leen di nuyu bu baax madame Diallo ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen yàlla daa dogal yéen ngeen teew fi am nañu teewul waaye ñi teewul ñëpp ñu ngi leen di nuyu journaliste yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ndax lii ñu fiy wax bu eggee fa mu war a egg yéen ay tax mu egg mbay seen maa ngi lay nuyu bu baax a baax tey jotaay bi dafa am solo bi mu am mooy dafa naa Cheikh a ko wax wala Abdou Aziz ci jamono yi weesu ku ne déggoon na ni Benno Bokk Yaakaar réeroo amoon na ndax ñun nag dañoo dugg Benno Bokk Yaakaar 2017 bi ñu président Macky Sall recevoir ñu ñëw ni dañuy dugg Benno am na ñu waxoon bu leen dugg Benno de ñëw leen fii ñu boole ànd liggéey man leen man xanaa kon goree di lay doon bëgg a jàppale président Macky Sall doo laal Alioune Sarr kon loolu ay naxe moo ci ne ñu dem dugg Benno ànd ak Alioune Sarr liggéey campagne 2017 fii la ñu dóor meeting boo xam ne département bi am na kaar yoo xam ne wàcc ñu bi ñëwee meeting bu rëy moom ministre moo ko présidé
ñu continuer liggéey 2019 dem élection dem campagne dem gagné waaye nag ku sañoon da ngay am yëg boo bokkee ci mbir man tey su ma dee toog di xaar ñu woote réunion Benno Bokk Yaakaar monsieur Alioune Sarr toog ñun ñu toog man ni man de Alioune Sarr mooy sama candidat waaw su ma toogee jékki-jékki dégg Alioune Sarr wax loolu ni moom candidat la man ndax dina ma neex baat boobu ma waroon a wax toog sama place wax ko suñ ma ko waxalee feneen wala keneen waxal ma ko loola man du ma neex kon loola man bokk na ci li ma naqari xañ na ak ñeneen waaye ba ñu demee tamit dem ba jub ci yoon xam ni am na ñoo xam ni fa ñu jëm ak ñun fa ñu jëm ak la ñu taxoon a jóg doonu benn ñu dañoo taxaw taxawaay boobu nag moo indiwaat jataay bii ma gërëm ko ci sant ko ci bu baax waxuma ñëw tey bi mu bàyyi itteem ñëw fekk si ñu waaye def jéego naka la ñuy àndaate waxtaan Ndey Faatu fii mooy sa kër ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waruñoo mën a xàjjalikoo ndax ñoo bokk lu ñu bëgg ci Jobaas man loolu ku ma ko wax danga may gañe ndax nag Jobaas rek laa bëgg moom laa gëm saa yu ma coowee wala ma wax lu dul noonu dama naan Jobaas moo tax man ma wax ñu waxtaanu biir ma ne ko nag la koy fesal mooy samay responsable yëpp laay woo ñu bokk ñëw ñu toog waxtaan ndax suba yéen ñii yéen ay voté yéen ñii yéen ay campagne yi ña ñuy voteel te li ñu bëgg nag mooy Benno Bokk Yaakaar bu doon am ndamul fukk mu am ndamul fanweer loola nag du man maa koy wax ak Alioune Sarr ci biir néeg ndax du intérêt personnel moo ñuy boole intérêt communautaire moo ñuy boole communauté bii di Jobaas ñu bokk ko moo ñuy boole département de Thiès moo ñuy boole monsieur le ministre Seynabou Ndiéguène daf ma woo ni dañoo bëgg ñoom département bi mooy directoire départemental des femmes di Benno Bokk Yaakaar ñu ñëw def ci déclaration pour gunge jigéen ñi ma ne ko ñun waxtaan nañu ba tey jii dañuy suñu responsable yi dañuy daje ak monsieur le ministre def suñu déclaration wane ni Benno Bokk Yaakaar ga ñu bëggoon te musuñu caa génn amoon nañu lu ñu naqari réeroo amoon na réeroo nag su amee waxtaan a koy dindi waxtaan am na waxtaan ñu ngi koy yaatal tey ci kanamu nit ñi kon seen daje boobu dañ koy fomm xaar beneen yoon lay indi ci kanam lay am ci kanam mooy indiwaat directoire départemental ñu ñëw gën a jàppale si jigéenu Jobaas kon loolu xew na fi bi ma Seynabou woowee loolu laa ko tontu monsieur le ministre yaa ngi liggéeyal Benno Bokk Yaakaar nekk ministre de la République ay tegtal la Jobaas musu ko am 72 ba tey kon ñun amuñu xolu kiñaan amuñu xolu soxor wax naa ko ci point de presse bi keroog soxore wuñ la ñun dañ lay tiitaroo suñu fierté nga ndax buñ nee ministre nangam ñu ne Alioune Sarr ministre bu yaru bi loolu la nit ñu bari di wax Alioune Sarr ministre bu yaru bi ministre bu teey bi waaw loolu nag bu bokkee ci ñun ñu bokk ci moom dañ koy tiitaroo mais nag boo bokkee ci dara tamit di nga ca laaj lañ ca war a laaj taxaw te nañ ca war a taxawee bu ñu waree wax nga wax yow ci sa turu bopp kenn bañ laa waxal kon monsieur le ministre monsieur le maire Benno Bokk Yaakaar ñun mouvement ànd bokk jëmuwaay nañu sasante woon ak président Macky Sall ni ko dinañ la jàppale ji ca ginnaaw Alioune Sarr loolu la ñuy waxaat tey fa ci yéene tamit élection yi taxawaay buñ ci war a am ñu am ko ci bëggu ñoot ànd bi yem ci yi élection dañoo sonn ci nii bëgg naa mu dakk tey ay kilifa toog Ndey Faatu Alioune Sarr nañ déedéet xoolal loolu dama bëgg mu jeex tàkk ndax amul njariñ te duñu yóbbu fenn xuloo day jeex defante tamit day jeex talatuñu ko tey département de Thiès bee laay ñaan yàlla nga dimbali ma ci commune par commune sama jigéen ñi ma jàppale leen fu comité consultatif nekk ci département bi ma dem jàppale leen loolu laa bëgg te loola kenn du ma ci gunge ku dul yow bu ñu jógee ci commune bi ñu dem fédération des professionnels de l'agroalimentaire de la région de Thiès ñu ngi may xaar kon nekk fii ci Jobaas di defante soxlawuma ko xam nga lu ma bëgg nga gunge ma ci comité consultatif départemental gunge ma ci FEPART bu Thiès ñu am résultat yu baax jigéen ñi gën a doon benn gën a gis seen bopp ci nguuru Macky Sall bi kon lii ñuy wax du Jobaas bi rek lay yem jigéen ñi nag li ñuy wax dañ koy dëggal bu baax ñoom xadi bëgg seen jëral leen tax ñu taxaw ni Ndey Faatu nañ dem waaye nañ dem boobu ngeen ma sant dinañ ko ànd ak suñu càmmeñ Alioune Sarr neewoon na amuñu luñ ciy nëbbu waaye ñu nit amuñu luñ ciy nëbbu amuñu luñ ciy làq ndax dama ni décision ay kilifa koy jël kilifa yii li tax ñoom ñu ñëw toog ñoom ñoo ànd ci liggéey bi ndaw ñee la tax ñu ñëw toog Abdourahmane waxal na leen déy naa la ko ministre defe naa laata ko Abdourahmane di wax loolu sama itte la sama soxla la ndaw ñee wallaay bëgg nañ ñu jàppale leen
ku nekk yaa ngi ak sa diplôme toog kër ma jamaa kër Amadou Diakhou moom damay rus sax man di taal lamp te ñoom taaluñu ndax jéem nañ ci lu ne kon loolu duma ci dellu siwaat ñoom wax nañ ko bu baax mais jàppal ni la sama yaay bëgg dox ko ak yow ay kilifa bëgg ko dox ko loola man dama leen ci fekk amuma lu dul sama yaay kese laa am kon la mu bëgg dama ko cay fekk ci donte day am ngaañ nag tamit dinaa ko ca fekk te yaakaaruma ni dina ci am ngaañ kilifa yii ma àndalit la ñu bëgg dama leen ciy fekk jigéen ñi ma àndalit la ñu bëgg dama leen ciy fekk kon jàppal ni bu ñu joxantee loxo delloo loxo ya rek ministre bu rocc dangaa gaaw ci bëmax waaw dëgg la ndax mën na laa bëmax nga datee xeer dangay daanu kon nañu yàlla suturaal jàppale ñu ba ànd bi dara bañ koo yàq ci kàttanu yàlla ak mbaaxam sant nañ kilifa yépp yi nga xam ni ku nekk dox na ci ngir bëgg Ndeye Fatou Ndiaye ak Alioune Sarr ànd ca yàlla rekk tax kon loolu nag tamit mënumaa ñàkk a bañ a wax lu mel noonu jigéen ñi gërëm nañ leen sant nañ leen yéen a ma tax a ñeme yéen a tax ma am fit yéen a tax may bëgg dara yéen a tax may dem yéen a tax may dikk buñ leen woowee ngeen ñëw lu mu metti metti lu naaj tàng-tàng ku toog fii 9h ba heure bii sànq la ñuy doog a taali añ ba bi ñu demee ba xawal ba mu war a départ dañuy soog a taal añ ba xam naa war nañoo pare kon loolu seen bëgg rek ak seen yëg moo ko waral kon ñu ngi leen di sant bu baax di jégluwaat bu baax kàddu yi xaj na du mën a bari noonu alaaj keere yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm vraiment sama mouvement bi ànd bokku jëmuwaay sant nañ leen gërëm nañ leen ca kanam mouvement ànd bokku jëmuwaay dina defiwaat leneen ak leneen su boobaa dina gën a leer ci askan wi yëpp waaye ñoragul tey li ñor daal mooy fas yéene ànd dem ci élection locale yi yàlla may ñu ci ndam lu raw lam ñu daan may Sénégal jëm kanam ñu ngi leen di sant di leen gërëm journaliste yi gërëm nañ leen bu baax a baax a baax. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. maa ngi jiital ci nuyu chef de village bu Kër Sadaro Gorgui Mbaye Wade nuyu imam Mansour Wade nuyu sama yaayu bopp soxna Astou Walo nuyu bu baax sama jigéen ma fekk fii tey coxol ak Kër Sadaro muy la présidente Ndeye Fatou Ndiaye. Ndeye Fatou ñu ngi lay gërëm ci dalal bi ñu lay gërëm également ci kaddu yi ñu ngi lay gërëm également ci engagement bi nga am pour sa dëkk engagement bi nga am pour sa gox ak engagement bi nga am pour le Sénégal nuyu ki dafay fekk teg ko ci loxo Gorgui Mbaye Diop ak sëñ Modou Gueye bu ñu leen nuyoo ak Abdou Diaw bu ñu leen nuyoo nuyu nañu kilifa Kër Sadaro yëpp nuyu kilifa Jobaas yëpp nuyu sunu jigéenu jàmbaare yi teg ko ci loxo soxna Khady Fall di sunu jigéen di sunu wëlëri buñ ko nuyoo nuyu nañu jigéen ñi Jobaas yëpp soxna Coro ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ndokkeel également di nuyu jeunesse bi mu nuyu Cheikh Mbodj nuyu sama jarbat Aziz Faye nuyu jeune Sow Abdourahmane Sow nuyu naa jeunesse bi yëpp fàttewuma kenn di nuyu également la presse di leen gërëm ci seen mobilisation ak seen teewaay di nuyu góor ak jigéen mag ak ndaw tey dafa nekk bés boo xam ne bés bu ma neex la ndax Ndeye Fatou sunu yaay soxna Astou Walo moo ñu boole ëpp na 20 at jël loxoom teg ko sama loxo ne maa leen boole def leen ñi bokk ndey ak baay te bu leen dara tàggat li moo tax may faral wax Ndeye Fatou wiri wiri jaar ndaare
yàgg nga bokkal ndey ak baay moom àddina lu mu am perturbation foog ngeen ànd yàlla dogal it ñu bokk pas-pas am engagement pour sunu gox muy Notto Diobass te moom mu nekk ci jàmbaar mu gis lim ciy daj ci wàllu formation ci wàllu financement te bërëb bii di Notto Diobass li mu soxla mooy ay doomam li mu soxla mooy képp ku fi dëkk nga am pas-pas nga am mën-mën nga am xam-xam man maa ngi lay seet pour ànd ak yow ñu dajale loolu yëpp mu nekk benn pour njëriñu Diobass. kon le rassemblement des forces de la commune de Notto Diobass mooy sama chantier guddi mooy sama chantier bëccëg loolu waral bunt bi nga xam ne mooy bunt Benno Bokk Yaakaar du tëju dañ ko ubbi guddi ubbi ko bëccëg tey ñu ngi ak mouvement ànd jëmuwaay te suñu jigéen day Fatou wax kàddu yu am solo ñu ngi ko ciy gërëm mais ubbi nañ ko également pour képp ku dëkk Diobass te intérêt population yi kese tax nga jóg xamal ne fii également sa kër la ngay góor ngay jigéen ngay mag ngay xale dama mos a dégg benn góor wax benn kàddu ma koy fàttali say su ne nee na kuy tufli asamaan boo metul yaa njëkk a tooy kon fii ñu dëkk mooy Notto Diobass wax ju ñaaw xëjul suñu diggante ndax boo gëmee ne Notto Diobass nga dëkk xamal ni ñëpp say mbokk lañu comme ni ko Modou Gueye waxee léegi ñooy mayante ay soxna ñooy tuddante ay doom ñooy joxante ay tool kon ku fi nekk defal attention ci li ngay yëkkati teg ko ci sa deru moroom ndax rëccu mën naa am wax ju ñaaw xeju fi ndok maag soxna si Ndeye Fatou loolu mosul am sama diggante ak moom parce que waajur yi la dem kon nee naa premier pilier mooy le rassemblement des forces nañu fexe ba képp ku am xam-xam pour développer Diobass ñëwal ñaareel bi mooy l'unité des cœurs na xol yi nekk benn nañu yéenante jàmm ndax 1972 ak tey dafa am fu Diobass jóge 1972 am fi mu toll tey loolu ku ko mënul seede mais gëmoo yàlla. dem liste Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar wala dem dans le département am une liste départementale nga bëgg Benno Bokk Yaakaar investir dans le département parce que xam nga fa ngay amee victoire mais loolu ñun duñ ko nangu. yow kay boo jëlee sa décision assume jusqu'au bout defal sa liste au niveau local mais defal sa liste aussi au niveau départemental da ngay def sa liste au niveau local nga def sa liste au niveau départemental waaye mënoo nekk ngarale ne doo dem Benno Bokk Yaakaar Notto Diobass ba pare nga ne waaw Macky Sall lay àndal dem du conseil départemental loolu mooy lan nga ne doo ànd ak ki représente Macky Sall dans la commune nga ne yaay Benno Bokk Yaakaar dama ne naxaate moo war a bàyyi moo war a jeex politique il faut dire la vérité booy am ndam amal ndam ci ngor ak sutura booy am défaite amal défaite ci ngor ci sutura waaye li wóor mooy la coalition Benno Bokk Yaakaar gagnera très largement les élections dans la commune Notto Diobass loolu moom
le 23 janvier soretul. Donc l'unité ñetteel bi mooy le troisième pilier, c'est la massification. Ndeye Fatou am na lu soxna Thioro wax sànq muy lu am solo ne ngeen chaque lundi yéen a ngi daje man c'est léegi sax naa commencé ñëw seen réunion altine yi léegi seen réunion altine yooyu mën naa ko fekke léegi surtout bu sànni nañu fekke def leen sensibilisation. Sensibiliser mooy la coalition boo xam ne mooy régler le problème des populations xam nga ñu ngi fi depuis 2009 Notto Diobass mooy l'une des rares communes boo xam ne des na fi 15 000 hectares de foncier. dama ne suuf si 15 000 hectares mu ngi fi. je veux bien mu nekk un débat dans les réseaux sociaux parce que comme réseaux sociaux yi léegi dafa am ku nekk yaa ngi wax. mosu leen dégg benn mètre carré foncier boo xam ne am na entre le maire et les populations mosu la am. Attention, c'est pas donné à tout le monde hein. Le foncier, le monde rural seen alal mooy le foncier mooy seen suuf mooy seen tool boo leen ko aaralulee mais loo leen di aaral ñun suñu engagement au niveau de la coalition Benno Bokk Yaakaar mais seen mooy seen tool yi kenn du ko laal kenn du ko yàq. La sécurité foncière, les trois piliers du projet de la coalition Benno Bokk Yaakaar wax ñu sànq l'emploi des jeunes mooy xëyu ndaw yi. L'emploi des jeunes, chers amis, c'est l'entreprise. Loolu waral je m'adresse aux jeunes cadres diplômés que le projet de la commune de Notto Diobass, c'est la zone économique spéciale que nous allons créer entre Notto et Thiès pour héberger les principales entreprises de la sous-région. C'est la seule solution pour la création d'emplois des jeunes, c'est la création d'entreprises. La création d'emplois ne se fait pas par la démagogie. La création d'emplois ne se fait pas par la manipulation des chiffres. Le seul endroit où on crée l'emploi, c'est l'entreprise. Or, l'entreprise, il faut créer un environnement favorable. Pourquoi nous avons prévu cette zone spéciale? Parce que Notto Diobass est entre l'aéroport AIBD, la grande ville de Thiès, la capitale Dakar, Diourbel Touba et Saly. Donc les plus grands marchés du Sénégal entourent la commune de Notto Diobass. C'est la raison pour laquelle, dans les prochaines semaines, vous verrez le projet important que nous avons de création de Smart City au niveau de Notto Diobass. Et c'est dans cette zone-là que nous comptons créer l'un des plus grands data centers de l'Afrique de l'Ouest. Lii nag li ma bëggoon wax sax damay yem foofu parce que li ma bëggoon wax moom su ma ko waxee journaliste bi mu génne du sotti nañ ne rek kuy caaxaan mënu ko waaw yem foofu. Chers jeunes diplômés, la création d'entreprises doit être le projet, le nec plus ultra de tout projet de développement dans une commune et dans un pays. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire de l'État. On ne peut pas créer un pays où il n'y a que de l'emploi public. La création de richesse, c'est dans l'entreprise. C'est pourquoi Notto Diobass vous invite justement, Inch'Allah, le 6 novembre, à la présentation de ce projet important de zone économique spéciale. Vous allez voir le Smart City Notto Diobass. Et ça, c'est pour la jeunesse. C'est pour la jeunesse. Jigéen ñi am na lu ñu waxtaanee keroog ndax xam ngeen yéen jigéen ñi moom man yéen laa faral moo tax Ndeye Fatou nee naa ko yow moom côté bi nga féeti côté bu la far parce que électorat bi yéen a ko yor
bi ma dajeeg jigéen ñi dimanche dernier wax nañu problème de financement, accès au financement. tey ci suba rek may waxtaan ak Pape Sarr, le directeur de la DER, pour l'accès au financement des femmes. Inch'Allah, le 6 novembre, nous allons lancer un programme boo xam ne uniquement financement pour les femmes. Le 6 novembre. kon soxna Khalifa ànd bi nga wax ay valeurs ñoo ko lal ñu teg ko ci li waajur yi wax incha allah dañ ci ànd. li may daaneele mooy élection yi ak jàmm le 22 janvier. le 23 janvier ah man dama yàkkamte affaire yi ñëw sax foog naa le 22 la sax ñun li ñu gëm ci biir coalition bi muy man muy Ndeye Fatou muy ñi ñu àndal mooy dañ koy def ci yar ak teggin sans violence parce que du lu ñu nàmp ñu ko xamuñu ko dama nootal jabaas nàmp ñu violence ku fi importe violence nag yow sa bopp yow yaay alku. La localité là ne connaît pas la violence et il n'y aura pas de violence. Les élections se passeront de manière apaisée. Le meilleur gagnera dans la sérénité, dans le sang-froid. Et évidemment, force restera à la loi. Personne n'a la capacité de perturber les élections au Sénégal. Personne. Le Sénégal vote depuis plus d'un siècle. ku jàpp ne am nga fit ma am nga sañ-sañ ba jàpp ne mën nga terroriser nit ñi yaa ngi nax sa bopp. Ce terroir a participé à tous les combats pour les causes universelles. 14-18, 39-45, guerre d'Indochine. Des hommes et des femmes du Sénégal, des hommes et des femmes de Diobass sont allés mourir pour défendre des causes universelles. Ce ne sont pas des personnes qui n'ont absolument rien prouvé au Sénégal, mais qui vont terroriser ce pays. Les élections se passeront de manière apaisée. Et chers amis de la presse, si nous regardons ce qui se passe autour du Sénégal, nous devons savoir que la paix et la stabilité, c'est le seul garant d'un développement durable. kon mbokk yi gannaaw bi leen gërëmee sant leen bu baax ñaan yàlla li nga xam ne def nañ ko tey mu nekk njëriñu askan wi njëriñu Diobass sunu jigéen Ndeye Fatou ànd ak yow dans la coalition Benno Bokk Yaakaar ànd ak yow avec la jeunesse avec les femmes ànd ak kilifa yi pour que bërëb bii nga xam ni mag ñi daa am nañ ci liggéey mag ñi daa am melokaan boo xam ne moo waral tey ñu mën a toog yëkkati suñu kàddu te kenn duñu jéppi ngele ñun nañ fexe ba ñun l'héritage que nous laisserons pour cette communauté pour ce terroir mu nekk un héritage digne.